yàbbite jërëjëf ci portrait bi mbokk yeeg xarit yi seetaan ak déglu dalee nag jàmm ci seen émission sortie tey ji nag sortie ñëw ba fii ci Thiès war a jàkkaarloo ak koo xamante ne yàggul bi mu génnee ci kaso bi di Mouhamed Lamine Massaly maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ndeye Fatou Ndiaye. li may njëkk a laaj rek loolu xam naa yitteel nañu bëri noo dundee sa 100 jours kaso. waaw balaay boobu dag may ma gannaaw bu ma sante yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant sama sëriñ Sidi Makhtar Mbacke yàlla na yàlla yokk leeram di gërëmit samay waajur sama yaay bu jigéen di ko ñaanal yàlla yokk fanam may ko gudd fan ak wér di mention spéciale nag à mon épouse parce que yàlla bu la takkee natt ci ay situation la lay wone àdduna la lay wone sa diggante ak nit ñi say xarit. waaw loolu say jabar doo ko wax ci fin bi. xam naa di nga gërëm moom di nga gërëm boobu kii nga traversé sa àdduna mais noo dundee 100 jours kaso yi. waaw sant yàlla bu baax lu tax parce que 100 c'est pas le hasard. waaw téeméer du hasard. benn la te benn mooy yokkute. donc dama si sant yàlla bu baax xam ne bokk naa si xeetu yonent yàlla Yusufa nangu dogalit gérer ko avec philosophie xam ne ñi ma fa fekk gënuñu ma. saalitoo benn yoon. jamais de la vie man sama xeet bokkul si luy saalit su ma doon saalit du ma fa dugg su ma ragaloon prison du ma fa dugg te dama si sant yàlla bu baax parce que daf may réconforté wu yokkuma jom yokkuma doole ba li fi ne ñu jëlee ko fi man ku ma dugal kaso da ngay sonal sa bopp. ku ma dugal prison. léegi ñu ñëw ci da ngay sonal sa bopp parce que damay reetaan ay reer sax la may jàpp damay santaat yàlla suñu borom xam ne dina ma gën a yokk courage ak jom pour xeex. mais ba pare gën a gëm li ma gëm. yow caalito yow grève nga fa de la faim di. grève de la faim li tax ñu grève woon de la faim. waaw xiifal ba nag. xiifal bi parce que j'ai été injustement arrêté dañ ma arrêté si luñ tegul fenn. lu tax nga wax loolu. mooy la loi du plus fort da nga songu gendarmerie di. non songu ma kenn soxna si. munoo am sa baay mu nekkoon fi homme de tenue nga màggee si keppaaram tenue bu dundal la fay sa jàng yar la ba nga toll ni nga toll tey nga am frère boo xam ne si administration pénitentiaire la ne nga am frère boo xam ne il est capitaine au niveau de la gendarmerie am frère boo xam ne il est capitaine au niveau de l'école de police ce qui est vérifiable am un frère qui est au niveau de la sûreté urbaine am un mu ngi fa Ibrahima Massaly am un frère bi nga xamante ne il fait partie des gardes-corps du président Macky Sall muy Bourama Massaly donc kon munoo màggee si kooru police kooru gendarmerie ba pare di xas. waaw yàlla dañ la métital maltraité la. soxna si li ma wax moom la sa kilifa wax muy Sidy Lamine Niass. moom la fa wax. lan la fi wax moom. mais li mu fa waxoon ne dañ ko torturer dañ ko brutaliser xam nga summi nit xam nga wax olof Ndiaye dafa ne wax neex na trop waaye dégg-dégg moo am solo. man niñ ma fa traité laa décrier dama ko décrier parce que aussi nit ku nekk nit nga loo xam ne xaw ma ko. juddoo ñu ma si yareew ñu ma si màggeewu ma ko dañ maa futti tëddal ma si karo ma dese caleçon moom laa fanaanoo. waaw mais buñ la xasee jàpp kay amatoo benn sañ-sañ. mais loolu du yoon parce que nit ku nekk nag yàlla bind na doomu aadama waaye yamut. soxna si bu dul dara bu dee benn fan la nekk naa ko kilifa fii Sénégal bu dee benn fan la yor naa fi ay ndombal tànk j'avais un rang de ministre que nit ñi bëgg ko ñu bañ ko loolu la yàlla dogal yàlla moo ko def ku ko bañit na nga xeex ak suñu borom mais je l'ai décrié Sidy Lamine Niass li ma wax loolu la wax na sax lu ko raw. Sidy Lamine teg ko de tegal Sidy Lamine. mais xam nga lu tax ma wax ko. jiba ko. dont je salue au passage. le secrétaire général de l'URD. sama papa la suma xarit la. C'était mon ancien ministre du tutelle. Quand il est venu me voir en prison, ñu waxtaan mu ne Massaly dama ñëw pour seet si la benn suma doom nga ñaar suma xarit nga ñett sama kóllëre laay yeesal sama diggante ak yow parce que quand tu étais président du conseil d'administration au niveau de la CIRM ma nekkoon sa ministre du tutelle yar nga mu mosoon woon ak respect loolu doxoon suma diggante ak yow moo tax tey ma seet si la ñëw pour ñaanal la suñu borom yàlla teggil la nattu bi waaye liñ la jàppee it dañ laa ëpp doole benn ñaar santoo Mbàkke santoo Ñas
boo ko santoon tey doo dugg si kaso bi. mais gendarmerie nga attaqué. ndax non attaqué wu ma gendarmerie. non il faut que les gens arrêtent. Moi je n'ai aucun problème Ndeye Fatou avec la gendarmerie. La gendarmerie est une institution que je respecte. munoo ñëw di yore kaaraange nit ñi di leen aar di veiller des gens et du peuple ngay ëlbatiku di leen xas loolu c'est indécent. Les gens voulaient m'arrêter. dañoo bëggoon jàpp parce que semaine boobu on voulait organiser une très grande marche à Thiès pour la libération de Karim Wade, de Aïda Diong, de Aïda Diop et autres et les détenus politiques. mooy bi ñuy joxe waaj a joxe verdict. un mois moo si desoon man lañ njëkk a jàpp parce que man ragaluma. parce que yëg nañu ne Thiès fii Massaly peut-être parfois c'est lui qui finance les activités du parti et tout. moom kay dinañ ci ñëwaat te toog nañu réunion ma taxaw ne on va organiser une marche pour la non seulement pour la libération de nos détenus politiques et pour la libération du peuple. Parce que les Sénégalais souffrent. kañ ngeen jàppoon marche boobu. marche bi ñu ngi ko jàppoon le 7 lañ ko jàppoon su ma juumul. le 7 mars. On m'a arrêté le 27 février. mais n'empêche responsable yi fi nekk maa ngi leen di gërëm di leen sant ñi nekk fii Thiès ñoom Ndeye Amy Dioum ak ndawu UJTL Thiès bi. ak anciens yi ñu mel ni ñoom Saliou Wade ñoom capitaine. waaw Diouf et tout. ñoom ñëpp taxaw nañu ne même bu ñu arrêté Massaly marche bi kenn mënuñu koo teree def. waaw léegi ñu ñëwaat ci seen motifu arrestation ni nga attaqué woo gendarmerie xanaa waxoo sa magu politicien gisoo ñoom duñu attaqué police duñu attaqué gendarmerie ak combat politique lu mu métti. ma ne nit mënut a taxaw. yore sa kaaraange nga koy xas wala di ko saaga. est-ce que du tey nga ko xam. non mais man li ma wax. mais ba nga génnee boo waxutoon. mais li ma wax non li ma wax ba loolu laa wax li ma wax mënuñu ma jàpp soxna si. abus de pouvoir la loolu juriste yëpp xam nañ ko. droit d'homicide aussi maa ngi leen di gërëm di leen sant lépp lu ñu si wax gis naa ko dégg naa ko parce que nag am na foo xamante ne buñ ko naree yori réew mi problème dana am. mooy lan problème dana am mais qui est le chef suprême de l'armée du Macky Sall. mais c'est le patron ñoom ñoo ma jàpp. parce que dañ ma bëggoon arrêter man ma personne dérange. Macky moo la bëggoon jàpp. mais dañ ma bëggoon jàpp nañ ma mais c'est eux qui m'ont arrêté moom mooy le chef suprême de l'armée ñoom ñoo ma jàpp mais man je n'ai aucun problème avec la gendarmerie man je vais vous dire je le parle sous le contrôle des commissaires qui sont là il y en a même qui étaient là le feu Kémo Sané yàlla na ko yàlla yërëm. man je participais au rafle de la police à Thiès bi may nekk si nguur gi dama leen doon jox samay oto yëkkati essence di leen ko jox. pour rek lu defar dëkk bi donc ku mel noonu munu ko def ba pare ëlbatiku di xas gendarmerie wala muy xas police moi j'ai beaucoup de respect pour ces corps là. kon daal da nga jàpp ne Macky moo la jàppaat. mais dañ ma bëgg a jàpp. lii règlement de compte dong la preuve quand j'étais à la CIRN. waaw saa bu ma defee sortie bu ma xëyee 15 jours wala un mois ñu yónnee ma benn document bu jógee Cour des comptes un PCA kañ lay gérer la gestion d'une boîte. ñëpp xam nañu même ku jàngul xam na ne la gestion d'une boîte émane de la responsabilité du directeur général. waaw léegi bu ñu yow léegi pare nga ci 4e personnalité de l'État ndax moo njëkkal indi coow la. ndaw si taal man xam naa du ma yegg si tur bi balaa sax ñu may woo niñ la woowee. ndaw si taal mi nga njëkkee léegi yaa ngi ci Macky. ndaw si taal mi tax nga njëkk a dugg muy madame Aminata Tall présidente conseil économie sociale et environnementale kaddu yi nga waxoon bokk na ci li la indil coow li yëpp. soxna si. c'est que loolu yëpp abus de pouvoir la. ah waaw. ak kaddu yu nga jël teg ko ci deram moom. soxna si teguma si kaddu personnalité de l'État. j'ai été interpellé en tant que jeune. waaw. bépp intellectuel xam nañu ne la position politique c'est la transhumance loolu ñëpp xam nañ ko. prostitution politique. ñëpp xam nañu ne mooy transhumance maanaam taal xamaluma ko lu ñaaw bu ma xamaloon sax lu ñaaw du ma ko wax parce que. je pense que sama diggante ak moom fi ma jaar ak moom. man xalaatuma sama àdduna dina utiliser pouvoir bi mu am pour jéem a mettre en prison. waaye li ñu ko wax nag prostituée politique. non baal ma ci kàddu yi mais moom toog na fi taxaw ne Abdoulaye est un menteur devant tout un peuple pour quelqu'un qui t'a façonné qui t'a créé de toutes pièces qui a fait de toi li nga doon def la fi ministre def la fi lu nekk àdduna bi yëpp dégg ko mu saaga Abdoulaye. saaga man j'ai été interpellé ma wax. li nga wax ñu jël sama wax bu dul saaga lan la soxna si. li ma wax bu fekkonte ne amoon na délit du ma génn du ma dem ba tribunal ñu may ma liberté provisoire procureur bi fi nekk ku xarañ la juge yi fi nekk ñu xarañ lañu jàng nañu c'est des intellectuels xam nañu ne la prostitution politique n'est pas une insulte il faut que les gens arrêtent di dëgëral ay wax di jaxase ay nit di indi coow foo xamante ne amu fa man j'ai été interpellé en tant que jeune. waaw.
ma tontu ak rapport yi nga am ak moom yow xalaatoo wax lu ñaaw ci moom. mais musuma ko xalaat. parce que xalaatuma man cadre profession politique. intellectuel bi muy woote moom te mu doon ko. Aminata Tall man dina ma porter plainte musuma ko xalaat suma xarit la preuve quand Macky l'a nommé elle l'a même dit nee na Massaly suma xarit la suma doom la wax na ko ay nit. man bi ñu ko nommé dem naa ba këram félicité ko sama xarit la bi ñuy nekk si nguur yi parfois les dimanches je prenais mon petit déjeuner chez elle. léegi nga xëy rek waa attaqué këram ko ñëpp xam non déglu ma soxna si. politique lañ nekk politique la man li ma gëm laa gëm li ma gëmul gëmuma ko man du ma war ànd bi ma àndoon ak Abdoulaye du démb bi mu yore pouvoir bi mu ko ñàkkee tey laa gën a gëm li ma doon tey laa gën a ànd ak Abdoulaye Wade ku xas nag Abdoulaye Wade dana ma jot quel que soit nag le prix bi ma si fekk mais ñëpp xam nañ ne waxuma wax ju ñaaw saagaw ma dañ ma bëggoon arrêté parce que mu lépp mu ngi indiwoon problème mu Thiès bi ak verdict bu Karim Wade bi. waa léegi xam nañ ne Massaly peut-être. waaw waaw nit ku gëm boppam la nit ku am fit la. nit ku am conviction la moo tax ñu ne xaaral ñu teel koo téye nag nde ko faaj si kaso bi comme ça ñoom li ñuy def ñu mun ko def. après 100 jours kaso ba tey jii ku attaqué Wade di nga ko attaqué. mais Mouhamed Lamine mais démb rek si mujj. démb rek si mujj ba ay nit taxaw bugg a créer ab front au niveau du PDS. danañ ci ñëw man j'ai toujours été comme ça soxna si man sama xeet xamul wor man doomu soose pire la doomu soose pire la du ma war mukk si àdduna su ma doon wor salaire u ARTPB ku doon fayeeku lu jege presque 5 millions doog fa bàyyi di dem opposition ak ni opposition méttee. bi nga nekkee kaso ndax yëg nga présence su maître Wade si soutien yam. mais Wade nit ñee wax naan seet si ma Wade ñëw na fa ñaari yoon seet suñu 2 fois. seet si Karim jaar si yow wala. non même bu Karim man Wade affection bi mu am si man loolu àdduna bi yëpp xam nañ ko la preuve rencontre bi muy am ak frondeur yi man c'est lui qui m'a appelé pour ma ñëw teew man xam na fi ma ko toll man moom xam naa fi ma toll man ça je le sais. fi ma toll xam naa ko man fi ma ko toll xam na ko bu baax. man du ma war mukk si àdduna soxna si xaw ma ko te gawuma ko. ñu ma sax xeet boobu. ñu ñëw nag ci li nga xew ci seen parti bi xam naa da nga génn rek daj ci. muy Modou Diagne Fada. mi jóg ak i ñooñam ñu ñenn ñi jàppale leen ay frondeur maître Wade mi taxawee beneen boor ak ay faucon am ñi ñu jàpp ne faucon lañ ba léegi wër ko ndombo te nanguwuñ kenn yegg ci noppam ba mën koo wax ak wan nan la war a doxalee seen situation parti di PDS noo ko gisee. xam nga soo nee dama génn yam si. je pense que génnuma yam si. parce que mbir bi ba muy am prison la ma fekk. ah bi ñuy def seen ndaje bi de. non bi ñuy def seen ndaje bi la yàlla dogal ma génn. parce que yàlla lu nekk da koy calculer. bi ñu commencé ñoom di def seen affaire yu picc yi kaso la ma fekk te si ñoom am na ñu ma fa fekk ñoo wax ak man te duñ ko weddi mukk si àdduna caméra laay waxee. mooy Kaawu Fada. Kaawu Fada. Ababacar Ba est venu me voir en prison c'était l'ancien maire de Khombol. pour lan. suma xarit la. sama grand frère la mun naa ne sax goro la sama côté jabar j'ai beaucoup de respect pour lui il est venu me voir en prison pour me parler de ça ma ne ko grand demal nga wax ak Fada li ngeen di def nii ce n'est pas le moment il faut arrêter man personnellement je lui dis ça il faut arrêter. ah ñoom nee nañ dañ bëgg ñu defaraat parti bi. renouveler instance soxna si ñii dañoo yëpp nit ñi yëpp waa PDS yëpp sénégalais yi gis nga nit day gore. Wade bi muy yoree secrétaire général parti bi nekk au pouvoir bi ñu koy perte 2012 amuloon 85 ans dama lay laaj jamono yooyu lu tax ñoom taxawuñu ne nañu renouveler parti bi loolu defuñu ko. Wade moo leen sas benn congrès teg comme Omar Sarr. non loolu bi ñu daanoo la. waaw bi ñuy nekk au pouvoir. waaw ñu naan Wade mag la 85 ans du mag. lu tax ñoom seen wàllu bopp jamono yooyu taxawuñu ne na Abdoulaye renouveler parti bi. ils l'ont pas fait. defuñu ko mais en 2010 Fada moo toog ne bu ñu renouveler parti bi c'est lui qui l'avait dit les archives sont là. moom bu fekkente ne nee na dafa bëgg a xeex soxna si ñun ñëpp xamante nañu PDS xamante nañu bu baax nit booy xeex doo xaar pour jiite ab parti pour xeex man mii di wax ak yow tey. nekkuma secrétaire général PDS je me suis battu jusqu'à aller en prison Karim Wade. non da nga wax ba dugg. non may ma rek je l'assume ah j'assume je l'assume bu fekkente ne loyauté fidélité engagement mooy dugal nit kaso kon caabi ba dana fa damat
Ça je le dis. Karim Wade, il est en train de payer pour tout un régime, ce qui est anormal. Du moom rek a gérer. wax ko ci wolof. comprendre du Karim rek moo gérer. tey mu ngi fay loo xamante ne tey ñoom ñëpp tey la nekk tey di fayal kooku amul mérite tey pour nekk le candidat du parti démocratique sénégalais. est-ce que joxuñ ko ñun joxuñtoon kenn. ñaar ñoom nee nañ dañu bëgg a jiite parti bi Nations Unies seen commission bi defee seen kii bi ñu def adressé lettre bi. groupe de travail bi adressé ko Macky Sall adduna bi yëpp jot si Fada en tant que président groupe parlementaire libéral kan moo ko gënoon yellu tey mu def conférence de presse ou bien yóbbu bataille bi au niveau de l'Assemblée nationale bu fekkante ne nee na il n'a aucun problème avec Karim Wade bu fekkante ne nee na Karim gëm na ne c'est le candidat du parti démocratique sénégalais boobu mu ci refondation bi non mais il faut arrêter il faut qu'on soit sérieux soxna si nit day gore nit du wor man j'ai beaucoup de respect pour Fada il le sait très bien ñi fa nekk mais il doit faire attention mu xam ne ñi ko wër c'est des opportunistes ma li may nëbb ma ko ñun ñëpp xamante nañu PDS xam nañu kii fait quoi ak lu nit mën la majeure part des gens yu ko topp dépense lañ ko toppee ñenn ñi seen oto du am essence ñenn ñi lu ñuy lekk la ñuy ut comme Farba Senghor taxaw na réunion ne dégg nañu ne Fada bi Macky di waaye dem Corée recevoir na Diagne Fada jox ko xaalis bëri ñoom pour ñoom xaalis ba jeexagul te Macky ñëpp xam nañu buy joxe du joxe lu bëri. mais donc loolu ñu yaakaar ci Fada. bu fekkante ne am na buñ ko fa gisat dañuy dem seen yoon. Fada dafa war a xam boppam te mu moytu. mais da nga jàpp ne Fada dafa nekk di moytu ñu koy jaxase. soxna si man j'ai fait 100 jours en prison ñi fay ñëw di yàq deram di ko jaxase ak Karim ànd ak moom nekk ak moom di wax ak moom guddi ak bëccëg bu ñu réunir ñu xëy suba rocceeku ñoom wax ak moom naan ko ay ñun bokkuñu sax def na ñooñu la war a moytu. xam ne c'est des ay militants alimentaires lañu seen deq la ñuy jiitale ki seen i koll liñ ko yaakaare buñ ko gis moom dañ koy bàyyi la preuve keroog ba coow li amee ñenn ñu bokk si moom dañoo toog si salle bi ñenn ñi par guddi la ñuy woote di seet yenn responsable di wax ak ñoom naan moom buy dem na dem suñ koy dàq nañ dàq mais ñun génnuñu PDS loolu rek war na koo yee beneen bu si des. waaw da nga ne dafay wor. da nga jàpp ne Fada ak ñi mu àndal dañuy wor wala. man li ma wax soxna si. waaw munoo ànd ak sa baay bëgg sa baay contexte bi PDS nekk tey. ñu war a xeex pour la reconquête du pouvoir war a xeex pour la libération de nos détenus politiques ñoom Diony Ba ñoom Karim Meïssa Wade ak ñoom Toussaint Manga ñoom Victor Sadio Diouf ñoom Cheikh Ahmadou Bamba Ba ñoom Amina Ngiraan ñoom Bathie Seras ñoom Moussa Mané. mais mu jeex émission bi ñooñu jeex ñëpp nekk ci kaso bi ñooñu ñëpp nekk ci kaso bi ñu war a xeex pour génne leen ba si man mii tey ay mbott taxaw ne nan nañu refondel parti bi mais yépp nit ñi weesu loolu PDS ñëpp xam nañ tey PDS bu dundee Thiès man ak ñi fi nekk ñoo tax parce que bi ñu wàññee jiite liste législative yaa ngi daw sama laaj bi de non ñoom dañoo wor wala waruñu dañoo gis ne dañuy man wor laa ko jëmee la preuve man sama position je l'ai dit parce que nag lenn nit mënu koo nangu mënoo ne PDS nga nekk chaque jour man j'étais contre ñoom bu ñu génnul woon taxaw def conférence de presse man kenn du ma dégg moo wax parce que lu nekk mën nañ koo régler au niveau du parti bi am na ay instance am na ay bànqaas war nañ fa mën a toog diisoo waxtaan trouver une solution. ñoom nee nañ comité directeur kenn du wax. Wade mooy c'est pas vrai il raconte des conneries il raconte des conneries c'est pas vrai je le dis Wade su meloon noonu maa koy njëkk a ba ce qui est injuste et déloyal et je le déplore comprendre nga. man lii bett na ma si Fada te xaaruma ko woon si moom très sincèrement. tey boo xoolee li mu yor président départemental conseil départemental bu Kébémer. moo tax nag man foofu laay ñëw yore député. waaw mais léegi président groupe parlementaire. nga boole ay salaire am bu yeggul 10 millions yi sori ko si benn doomu aadama tey muy taxaw moom waroon na fekk sax keroog keneen kuy waajal fexeel Ablaye Wade moom Fada mu futteeku xeex loolu. kon ay 10 millions la toogaale. soxna si am na loo xam ne dafa ñaaw. lu tax ma ne dafa ñaaw. acte bi ñu posé avant-hier c'était prémédité. parce que mënoo toog yow nga wax nga créer sa porte-parole wax Lamine kii wax Ibra Diouf ñoo ko bàyyi wax Farba Senghor wax nga jóg arrêté wax ji ba pare ne gars yi nañ génn salle. dañ ko waat lool te dañ koo jiiñ nag. mais déglu ma. waaw tuumaal ko ne ko dañ la jox xaalis apporter ay preuves fii kuñ fi soxna si. parfois nit ñi duñu sos de nit ñi. lépp parfois lu ñu wax booy xool dëgg la booy xool tuuti moo du dëgg mais moom moo war a apporter ay preuves. Farba Senghor nee na dégg nañu ne nangam
moom na démentir jarul woon bu dee salle bi di génn moom moo waroon taxaw démentir loolu mais loolu su ko kiiwee génn dem yoonam dem këram def fa conférence de presse mais loolu la lay niru soxna si fii guddul nopp jaru fay jaay ñëpp ay ñombor ton la ñu parce que si keppaaru ñombor la ñu màggee fa la ñu juddoo lu ñu xam moo ñu ko xamal xeex la bëgg na xeex pour la libération de nos détenus politiques moo gën lépp looy gis actuellement defar parti bi c'est pas le moment. léegi may ma nag ma sali nag ay waay ma wax tuuti. tey jii PDS wax nga ko yéen a ngi nekk ci opposition bëggaat pouvoir. ndax du ngeen jël au sérieux ñii lii ñu bëgg a def ndax wax nga ko président conseil départemental la Fada Rango ak président groupe parlementaire. ci wetam soxna Aïda Mbodj mu ngi foofu présidente conseil départemental la en plus député la à l'Assemblée. Mamadou Lamine Keita maire la ca Bignona léegi nag ñooñu di ay responsable yor ay ndomboy tànk ngeen soxla leen pour reconquête du pouvoir ñu jóg jibal coow ngeen leen di néewal bëgg leen foppatal ba ñu génn dem ñooñu ngànk mbir mi gelwaal nit yi leen topp yëpp amuñu fuñ jàpp xëyuñu gontuñu bu ñu xëyee dépense la ñu ut ak lu ñu jox seen njaboot mu lekk man nag ku si bëgg a xëy na ñëw sama tool gii ma jël la nga sukkil ma ay ginaar ma lay fay par journée wala nga dagg mango yi ñor ma lay fay parce que il faut qu'on soit sérieux yow daal ay nit yu ñàkk ñoo leen wër. ça fait même l'occasion de ma gërëm Aïda Mbodj parce que nit ku sincère la nit ku gëm li muy def la ku gëm boppam la la preuve bi ñuy wax waxu renouvellement moom moo nañu xeex pour la libération de nos détenus politiques même moom laa dégg mu wax ko te danaa ko gërëm tey sant ko ñaanal ko yàlla jàppale ko. moom bu fekkee non may ma rek may ma Aïda Mbodj li mu wax elle a été très claire Aïda Mbodj bi ma xam man. bi sëriñ yàlla yokk leeram sa àjjana yu koy yi mu nekk moo ko boole woon ak Abdoulaye Wade sëñ Moutala Mbacke moo doon sëriñam moo ko boole woon ak Abdoulaye Wade ba biñ koy woo Maroc la ko fekk pour nommer ko def ko mu des donc recommandation wu sëñ Moutala Mbacke la te gëm naa ni recommandation bi ko sëñ Moutala Mbacke def Aïda Mbodj du ko teggi mukk si àdduna man loolu gëm naa ko nit dëgg la ku gëm boppam la te ku am conviction la et ci groupe B la bokk. te groupe B mais li muy xeex leer na moom li mu wax ma dégg ko dégg gëm naa ko. li ma liir mu wax ko l'observateur ma liir ko bi may nekk prison li mu wax leer na nañu xeex pour génnee ñu fi nekk balaa ñuy tal lenn li mu wax mooy dëgg ne moom même su meree fippu parce que boolewuñu ko si dara. waaw mais léegi masala yéen waa PDS yéen sax Karim da leen war a mere. ndax Abdoulaye Wade âge yi mu am ngeen bëgg ko jàpp fu ngeen yëbee combat rek jiital ko mu nekk ci kanam di xare à votre place ñoom Fada bokk na si li ñuy kaas moo di ngeen dalal Wade nag teg ko nee mu noppalu ngeen jël xeex bi amee. soxna si mais da ngeen koy utiliser. non on n'utilise personne. On n'a pas besoin d'écarter Maître Wade pour se battre avec son adversaire on n'a pas besoin de ça bëgguñu loolu képp ku ko wax naa fekk nga. ah ni mu sooboo ci xeex bi nag. non ngeen bàyyi ko muy xeex rek mais parce que ñoom ñi fi nekk paa bi defal leen lu nekk ñoom ñoo waroon gore waruñu sax xaar Ablaye Wade ba muy jóg parce que fii ku fi am tur Ablaye Wade la ku fi am daraja Ablaye Wade la ku fi am tay alal maa nga am fi ay kër c'est par la grâce de Maître Wade ñu nangu ko ñu bañ ko bu weesoo suñu borom si loxoom la ko yàlla jaarale waruñu xaar ñoom Ablaye Wade ba muy jóg pour xeex la ñu bëgg pour ñu ñëwaat au pouvoir pour la libération de nos détenus politiques ils n'ont pas besoin d'attendre Ablaye Wade pour def ko waruñu xaar loolu waruñu xaar pour jiite parti pour def ko gis nga mati nit day gore xeex la ñu bëgg nañu taxaw ñu xeex rëbës a ngi nii ibi ba diine neexalul kenn nañu xeex ngeen xeexal waaw da ngeen bëgg mais bu fekkee Wade agama ki détail c'est un faux débat pour moi léegi ñoom ba tey parce que bu yoroon les rênes du pouvoir ci ñoom ñëpp kenn du sañ a taxaw di ko wax en 2010 quand nous étions au pouvoir Fada moo toog ne bu ñu renouveler buñ ko defee dafiy indi ay problème moom moo ko wax archive yaa ngi fi nañ ko visiter waaw léegi tey jii quand même ñoom même bu fekkee sax dañoo dem gisee président Macky Sall waxtaan ak moom dërëm bi génnul gaal bi ndax yéen ñëpp famille libérale ngeen bokk. bu ñu bokkoon famille libérale Macky Sall duñ tëj ci kaso bi man gëwuma loolu dërëm bi génnul gaal bi ku ko wax naafeq nga te un opportuniste man mënuma gëm te Macky dafa war a xam luy prison bis bu xamoon luy kaso billahi laa la wax billahi du fa dugal doomu jàmbur barke alxuraanu karim soxna si prison lu doy waar la. ku weddi laa jël masali ah. non ku weer sax mais du man rek mais ak samay morom. xoolal Johnny Ba li ñu ko accusé
maa ngi profité de l'occasion pour demander au ministre de l'Intérieur Abdoulaye déet doo fi communiqué de loolu da ngay jaar non communiqué dama bëgg plainte bi mu def biñ ne moom moo ko def contre ñoom Joni Ba waaw loolu na moom xool diggante ak Joni Ba démb mu baal ko te yàlla tax dindi plainte am parce que nguur kenn du ko yore di fayantoo waa léegi kenn du yore nguur lu la neex ngay def nga ne Macky bu xamoon kaso du fa tëj kenn du fa tëj benn doomu aadama kaso yàgg na fi di soxna si kaso yàgg na fi mais sa nit sa noon sax bul ko yéene prison soxna si barki alxuraanu karim man bi may nekk si nguur dañ daan tëj nit ma dimbali ko mu génn bi may nekk Thiès prison wu Thiès bi ñu ma fa ñëkkee arrêté ay détenus man fayal naa leen seeni bor ñu génn je parle sur le contrôleur de l'ancien directeur Bada Fall mu ngi may déglu mu ngeen ko demandé du benn yoon du ñaari yoon dimbale naa ay nit ñu génn parce que dama xam mais ku def nag lu la lan mooy prison bi tëj détention la soxna si yërmande fu nekk la am chaque jour nga tooñ suñu borom yàlla chaque jour nga tooñ ko chaque jour nga tooñ yàlla te saa soo jullee amul yàlla musul taxaw feeñu doomu aadama ne la amal xel chaque jour nga ñaan suñu borom te saa boo ko ñaanee mu may la chaque jour nga tooñ yàlla nit day jéggale di baale di jëlale ab njiit noonu lay doxalee bu gëmee ne li mu yor yàlla ko jox kenn du yore nguur di xeex nit di fayantoo boo ko defee rek ëllëg sa nono dana ñaaw trop barki alxuraanu karim dana naaw kon jàpp nga ne da ngaa tooñ xanaa da nga bëgg a baalu man awma kenn ku may baalu parce que tooñu ma nit dañ maa ëpp doole tëj ma si kaso bi loolu moo am loolu la Sénégalais yépp xool lan moo gën a ñaaw man ñu may ma liberté provisoire ñu yóbbu ko ba cour de cassation si flagrant délit lu mosul am dans l'histoire judiciaire du Sénégal mus si am liñ ma def musul am Sénégal ba mu metti magistrat yi képp kuy magistrat liñ ma def metti na la parce que xam naa ne ay nit dëgg lañu ay nit ñuy àtte dëgg lañu liñ ma toppee juridiquement mënuñu ma si arrêté ñëpp xam nañ loolu si àdduna bi ba droit de l'homme si ñëpp wax ko gas ko wax ko da ngaa offensé de je n'ai offensé personne soxna si offensé wu ma amul benn nit buy taxaw ne dama ko offensé amul foog nañu arrêté les gens voulaient me mettre en prison comme ils l'ont fait injustement avec Karim Wade comme ils l'ont fait avec Joni Ba comme ils l'ont fait avec Toussaint Manga comme ils l'ont fait avec Victor Sadio Diouf comme ils l'ont fait avec Cheikh Amadou Bamba Ba waaw d'accord comme ils l'ont fait avec les Mané et consorts waaw ñu mu ngi bëgg a boy suñu nopp ak Maître Sall déet Maître Sall xool nañu ko arrêté Massaly seet si ma suba gi 18 heures ñu jàpp loolu ba tey rek mais loolu pour lan fan lañ ko teg Massaly dama ni fan lañ ko teg waaw Maître Sall mérité wu loolu ak digganteem ak Macky Sall sax may ma wax nag yow bi ñu lay waaj a jàpp njortoon nañu ne ci verdictu Karim Wade bi dañ la ci jox xaalis bu bëri sa kàngamu PDS si ñoo la jox ne la taala dëkk bi lëmbale fi moo tax nguur gi ne la doo ko fi defee nag balaa nga naan naam ne fa dañ la jox xaalis bi pour nga lëmbe dëkk bi wala xam nga boo nee kàngamu PDS yi da nga ma waroon wax tur soxna si man yàlla suturaal na ma 3 ans ngi nii ñu perte pouvoir bi maa ngi sant suñu borom su ma xëyee danaa lekk danaa añ danaa reer danaa ndékki danaa dimbale ay nit yàlla suturaal na ma parce que samay waajur gërëm nañ ma amul 1 franc bu jóge si benn responsable en commençant si Abdoulaye Wade ba si suuf man biñ ma jox pour ma taal dëkk bi Wade loolu musul nekk idéem musul nekk xelam musul nekkit si xolam parce que mënuñu tabax réew mi ëlbatiku di ko lakk man dépassé naa âge boobu âge bu may toog di tojaki di sànni xeer j'ai dépassé cela mati dama yor ay doom nit ñi yaakaar ma bu ñuy xeex pour la reconquête du pouvoir du ay xeex aki sànni xeer aki ay toj lañ koy jëlee ñun mënuñu tabax réew mi defar ko di ëlbatiku def man nit daf maa yebul sax man nit yebu ma ba may xool naa Massaly am xaalis a ngi ni defal nangam man nit daf ma yebul sax dama ko déggoo ma de dama ko wonul sax nit man ñàkk fayda musuma ko woon kenn si parti bi su ma ko woon Abdoulaye bàyyi na ma bu yàgg ñàkk fayda amul benn nit bu ma ko won si parti bi man Massaly ba nga yàpp ma man di ma woo di ma jox xaalis pour ma taal dëkk bi amul tey jii bu ñu ñëwaatee ci situation réew bi ak actualité yaa ngi doon wax nañu demaat ci parti bi li may def du yaa ma koy wax de parti bi tuuti rek laa bëgg a def xam nga nee nañu Fada def na UCL def na lépp non may ma rek def na UCL def na lépp mais kan moo gën a loyal tey Maître Madické Niang si parti bi yow xanaa dañ laa ne rek waxal ci Fada non damay wax loolu laay tëjee ñu continuer déggoo ma de man kenn du ma wax lu may wax man kenn du ma wax loo waa léegi Massaly man maa lay laaj di nga Mati tubaab bi dafa ne bu ma ne Mati day faatu laa tudd maa lay laaj tu m'excuses parce que Mati trois pommes suma xarit la tu m'excuses xoolal ma ni mais maa lay laaj xam nga li ma lay wax xam nga li ma lay wax situation dëkk bi laa waa déglu ma loolu dina si dem mais dama la bëgg a xamal benn dicton seen coow ak xam nga benn dicton gis nga ci am dañu ne le mensonge peut faire le tour du monde le temps que la vérité mette ses chaussettes
que dans la vie il faut toujours croire en soi et en ses valeurs. waa léegi c'est ce qui ñëwal fait ma la ci force d'une magistrat yi personne. magistrat yi Madické seen Niang mënut a ñëw ñu daanu mu jël këram jox ko Ablaye si parti bi kan moo ko gën loyal ñoom ñëpp ku si nekk am na fukki kër ak benn. masali est-ce que def nañ ko ko. laajuma la loolu de dama la laaj yaa wax waxu magistrat yi meroon nag sa cas ak yooyu tey magistrat cour des comptes yi dem seeti benn ministre pour lëj ma gestion yam mu dàq leen ca biti am yu mu ca teg ci kàddu duma ca dellu ndax outrage magistrat laay bañ. mais li ñu def magistrat yi magistrat la. la cour des comptes ay nit lañ yoo xam ne dañ leen war a cëlal respecté leen parce que dañuy càmbar di xool ndax manquement amul si li ngay def si sa gestion ñooñu bu ñu leen santul gërëm leen tontu leen d'une manière correcte waruñu leen tuumaal bari leen dàkk bu doon ñun ñoo leen offensé tey yii ñu nekk opposition kon ba tey jàpp nañu ñu ngi si kaso bi. mais justice bi ñuy jël xëy na di ko def bras armé pouvoir taxul ba. loolu moo dul yoon nitu justice fi mu parce que toll nii ñëpp la ñu war a tolloo tey. tey loolu bi mu amee à la minute Macky Sall waroon na ko wàcce mettre ko à la disposition de la justice le président Macky Sall daf ko waroon wàcce parce que mooy le chef suprême de la magistrature parce que dañ leen war a protéger mais tey Sénégal booy xool ñëpp lañ toroxal amul xeet bu ñu toroxalul tey si réew mi chef religieux yi toroxal nañ leen toroxal nañu étudiants yi toroxal nañu médecins yi toroxal nañu enseignants yi toroxal nañu alkaati yi prison yi ñoom doo nga fa fees militaire yaa ngi fa gendarmerie yaa ngi fa gendarme yaa ngi fa amul xeet boo xool tey tëjuñu ko kaso magistrat yi si mujj ñoo xamante ne tey ñooy xeex ñooy lutter contre la corruption ñooñu il devrait être à l'aise Macky dañ leen waroon dimbale seen ligne téléphone illimité la waroon doon illimité la war a nekk ñu am un bon salaire seen prime yi ñu doon am waruñu ko woon supprimer ba seen logement de fonction am na loo xam ne loolu moom wan nañu ginnaaw munoo xeex la corruption ba pare xeex la corruption te doo leen jox les moyens nécessaires. waa léegi groupe de travail bi nga xam ne même ñoom sax dañ leen toroxal. waa léegi c'est pas normal. groupe de travail bi li ñu joxe ci dogal jëmee ko ci wàllu Karim Wade ne nañ ko bàyyi waaye nguur gi nee na loolu dugg si lu sa yoon nekkul la ingérence la ndax réew mi am na loi am nay charte te it ni ñuy gérer suñuy prisonniers ak suñuy affaires judiciaires du ñoom ñoo ñu koy wax. waaw loolooy war na nag Sénégal mu ngi jëm si ay sanctions la jëm. parce que Macky Sall dafa war a xam ñi ko bëgg ak ñi ko bëggul. xam ñi ko yéene jàmm ak ñi ko yéenewul jàmm xam ñi ànd ak moom pour couverture médicale parce que gelwaal gi ils ont une maladie congénitale donc prise en charge médicale lañ ko toppee ñenn ñi prébende ak sinécure lañ ko toppee la preuve ñi doon xeex démb ak yelleefu doomu aadama yi doon xeex pour jafe-jafe réew mi bi leen Macky nommé ministre ñu nekk si wetam kenn déggatu leen ñu wax même situation dëkk bi waxatuñu donc loolu war na mën a yee le président Macky Sall war na mën a toog xool xam ne ñii yéenewuñ ko jàmm te bëgguñu ko jàmm Sénégal taxu leen jóg le ministre de la justice bi fi nekk tey muy Sidiki Kaba moo fi toogoon ne Karim n'a rien fait il est blanc comme neige quand il défendait les intérêts de Bibo Bourgi archive yaa ngi fi ñëpp dégg nañ ko moom en son temps commission bi muy bañ mais musoon na leen jébbal ay mbir ci affaire droit de l'homme. mooy groupe de travail. groupe de travail bi il les avait sollicités à son temps presse bi bind na ko man si presse en ligne bi laa ko lire journaux yi bind ko te pourtant ba léegi nii deful démenti donc façon nit ñooñu tey ñooy toog di weddi commission bi ñooñu tu penses que yéene nañu Macky Sall jàmm ñooñu tu penses que yéene nañu jàmm am si réew mi. yéenewuñu ko Macky na xam ne Sénégal am na ñu ko ñànk am na ñu ko téye muy chef religieux yi fi nekk ñoo xamante ne ñoom ñëpp amul chef religieux bu toogul ñaan Macky Sall ko bàyyi parce que réew kenn du ko yore nii te pourtant déggu leen moo waral jafe-jafe yépp am Sénégal na baalu baayam ak li ma waxoon démb laay wax tey na baalu Ablaye ak bu bëggee am jàmm na baalu Ablaye ak su bëggee ay chantier mi yegg na baalu Ablaye ak su bëggee réew mi nat ñëpp nekk si jàmm. kon xanaa da ngaa bëgg bokk ci ñi naan dañu boole famille libérale bi. man gëmuma loolu soxna si. ah bu baaloo Wade ak kay. da ko war a baalu ak parce que fi mu jaar ak Ablaye Wade la. ñun ñëpp fa la Wade jaar ak lu bokkut ak regroupement bi ngeen bëgg a def ci famille libérale mais ne libéré nit ñi fi nekk. lii amul ko benn njëriñ su xamoon kaso ak ni mu mel ak nit ñi lu ñuy dundee foofu billaahi wal kitaabi noonam sax Macky Sall du ko fa dugal.
chantier yaa ko tudd xanaa kon bëgg nga ci Ila Touba bi ak li ñu ci mujjee joxe comme financement bi mu demee Chine donte defoon nañ pose première pierre bi ay weer a ngi nii. nañu xaar ba gis rek régime bi fi nekk. régime bu Macky Sall avec sa coalition d'hommes de paille là tant que gisuma du concret man Massaly du ma ko gëm. bokkul ci looy gëm. soxna si. ñaata milliards la ñuy wax 400 et quelques milliards. waaw tali Fatick Kaolack bi ñaataa koy defar. inauguré ñu ko fi woon en grande pompe ba léegi soppeekul amul lu ñu fa teg damal nga vérifier nañu defar loolu ba pare balaa ñuy gëmloo nit ñi lu nekkul lii yëpp fii ba 2017 lu mu fi laal projet Abdoulaye Wade la suñu projet la lu mu fi laal 2017. ba 2017 lu mu fi def fii ba 2017 suñu projet la parce que kayit yaa ngi fi bi ñuy def ak moom passation de service tënk nañ yëpp def ko Abdoulaye Wade jox ko. te caabi ji ñoo ko yor. yéen a ko yor caabi ji ñoo ko yor de. mu ñëw ci Massaly caabi jaa ngi si président Wade tant que seetu ko du ko jox. pour dëkk bi naat. soxna si nit ñëpp sonn nañu ñëpp a sonn. kon war na téye dëkk bi mais Abdoulaye Wade moo téye dëkk bi caabi jee ko yor la preuve xoolal jafe-jafe bu nit ñi di dund soxna si. mais lan mooy secret ba muy téye dëkk bi. xam nga lan mooy secret. ku la ameel bor du la fay. loo jaay du jar. loo lijjanti du sotti. courant bi yokku na ndox bi yokku na kuy kamet ñëpp a ngi jooy. yéen a ko fi étudiants yi seen bourse fay ñu leen. médecin yaa ngi jooy. enseignant yaa ngi jooy. nee nañ yéen a ko fi bàyyi. ñi yore kaaraange réew ñu yore leen yokkal seen salaire ñu ngi jooy. magistrat yi war a xeex contre la corruption seen privilège yëpp yu ñu amoon dindi nañ ko. donc réew kenn du ko yoree noonu soxna si. léegi ñu ñëw ci Thiès avant élection locale yi def nañu émission. nga ne ma damay gañ a Thiès ma ne la Idi moom Thiès. pënd ngay gis nga del 3e. gàddu ay caméra ki micro. di bàkku naan man kontaan naa ñetteel 3e. soxna si dama sant yàlla bu baax a baax. lu tax ma ne sant naa yàlla bi may commencé sa njalbeen nee naa la dans la vie il faut toujours croire en soi et en ses valeurs c'est ce qui fait la force d'une personne. Thiès y avait 18 listes ñoo fi nekkoon ay partis politiques ay associations lépp a fi nekkoon à Thiès. waaw mais yow daal 3e nga jël. ba tey dama koy sant yàlla xam nga lu tax. kon nangu nga ne idée moom Thiès. non déglu ma. Idi est parti avec 15 listes la demee réew mi 15 listes coalition la demee APR bu Macky Sall 18 partis politiques lañ demee PDS tundum moo dem ak liste boppam sans coalition parce que foofu mu leer nit ñi xam sans coalition lañ demee ñun réew mi 15 listes la demee APR bu Macky Sall 18 listes PDS tundum la ñu demee te bi ñu demee tundum PDS man maa jiite liste parti démocratique sénégalais à Thiès. mais gisoo dara mu doon honneur ak fierté ba pare 18 listes la. 18 listes kay boo jëlee 3e boo santul yàlla nag wax dëgg yàlla wéet santoo yàlla nga nekk opposition doo gor ma koy xëccool ab un ancien premier ministre laa ko doon xëccool muy Idrissa Seck ñëpp xam nañ ne moyens yu mu am et tout. du waxoon nañ la moom. non may ma rek ñëpp xam nañ ne moyens yu mu am et tout. 2e bi ñi jël 2e muy l'APR de Macky Sall presque 6 ministres la ñu amoon combien de DG combien de PCA ak ñaata député. ñoom ñoo jël 2e man cundum. nekk ab jeune nekk ab ndaw bu Cees waay bëgg ràññee ma sama xarañ ak sama gëm-gëm xam nañu ne man du dara tax ma war am cofeel si man ñu votel ma jël 3e. la preuve. ñoom ñëpp lu tax ma ne man maa gagné. je n'ai pas dit à la télévision parce que ñoom. gagné woo de ma ne télé Macky Sall moo ma ñëw télé état bi moo ma ñëw filmer man j'ai demandé à personne de venir. ma prendre ñun bi ñu pété pouvoir ba léegi RTS dafa jaar ñu jaar ñi ñoo wër sama quartier général muy sama kër yaay fa laa def sama quartier général ku ma xam Thiès fa laay recevoir nit ñi dans le cadre politique. ñoo jël la ngay bàkku. ñoom ñoo ma jël man demandé wu ma leen ñoo ñëw ba sama kër bi ñu gisee résultat yi ñu seet si ma man dama jàpp ba tey ne maay maire Thiès maa gagné lu tax ma wax loolu. ñoom ñëpp Idi 15 partis la demee Idi Seck. parti Macky Sall demee 18 partis. waaw loolu moom wax nga man ma dem tundum sans parti jël 3e. ak yeneen 15 yu nekk sama gannaaw donc suñu demoon. bu ñu séddalee score bi. mais PDS moo gagné Thiès. léegi Massaly ma ni. moo tax ma ne ñun ñoo gagné. waaw dama je l'ai dit. tey jii comme PDS bëgg ngeen ñëwaat au pouvoir. ndax laajul ngeen def alliance ak Idi ndax temps yi mu ngi wër réew mi mu ngi am mbooloo te
yaakaar mën na sotti ci mën moom nañu retrouver wu mais deuxième tour laa ko gëmee premier tour bëggoo ngeen ànd ak Idi soxna si ngeen bootu ci ginnaawam kooku xalaatuñ ko parti la ñor nag yooyu it moom kay moo war a ñëw dugg PDS parce que fa la newoon parti bu tas ngeen yor de yoratu leen parti bu nekk benn dànk man dama gëmul man affaire coalition yi man gëmuma ko na ku nekk demal boppam ñu tënk ci ay charte deuxième tour bu amee ci jàll deuxième tour nit ñi jàppale ko yow Massaly dégguñ la fi woon bokk gis-gis bi Pape Diop sosee bees bokk gis-gis deme woon pour jàppale ko xam nga loolu yëkkati xaalis bu duun jox la ko nga dem war ko yow yaa ngi wax xam nga loolu wax bu daanu saret la dem nga gisi Pape Diop wala demoo gis les gens ils racontent des conneries sama diggante ak Pape Diop télé laa koy wax Pape Diop est plus qu'un père pour moi suma xarit la suma baay la sama kóllëre la waaw man samay kóllëre du ma leen bàyyi mukk si àdduna demoon nga pour jàppale ko wala waxuma sax Pape Diop Idrissa Seck si boppam man damay déggante ak moom bi may nekk si nguur damay déggante ak moom ba si opposition Thierno Lo la même chose keneen ak keneen la même chose xam nga taxaw ne Massaly mu ngi woon bokk gis-gis kooku saaga ma ndey la ak yëpp ma la yëpp ma man Massaly yëpp ma la Pape Diop kóllëre laa sekk ak moom kóllëre googu moo dox suma diggante ak moom parce que man du ma xam nit di ko bàyyi quel que soit nag c'est différent avec Wade parce que yàlla dimbali nañu ba retrouver nañu man su ma nekkoon boo ko gis-gis damay fës ba ñëpp gis jël nga xaalisam wala jëloo xaalisam mais soxna si man kenn dundalu ma dugg nga sama kër gis nga li ma yor wàllu jeunes yi PDS yi Wade joxoon na la ko fi mais lu tax yàggoo ci may ma rek may ma yeggali man sama wàllu bopp amul ku may dimbale man maay dimbale nit ñi waa léegi ma ne jeunes yi PDS non may ma rek xam nga soxna si xam nga télé lañ nekk da nga wax lu am solo ne demoon nga si Pape Diop jox na la sama relation ak Pape Diop du xaalis relation amicale la waaw wax nga ko fraternelle moo dox suma diggante fan xam nga toog naan Massaly léegi woon boo ko gis kooku yàpp ma la waaw ak saaga ma la sax saaga man su ma nekkoon bokk man lu tax sax may dem bokk gis-gis man su ma doon génn PDS damay créer sama parti bopp su ma doon génn damay créer sama parti bopp parce que weesu naa di topp si gannaaw nit soxna si yàlla may na ma tur nag léegi nag bu dee may ma rek bu dee bidéewu kilifteef suñu borom may na ma ne la jeunes yi nga jiite bu dee gërëm waaw samay waajur gërëm nañ Massaly jeunes yi bi la ko bu dee njiit la yàggoo ci am naa bidéew bi te bu ma génnoon PDS tey sama parti bopp laay teg barki alxuraanu karim weesu naa yàlla dénk na ma moyen yoo xamante ne man weesu naa di topp si gannaaw doomu aadama jamais ma nekk si gannaaw nit Abdoulaye rek ay mën a am loolu topp si gannaaw benn doomu aadama ko xalaatuma ko sax zone homme libre waa dee may tontu jeunes yi du Wade joxoon na la ko fi nga yor leen musuma ni Macky Sall jógee ci numéro 2 poste numéro 2 musuma jiite ay ndaw PDS yi musuma ko jiite yoroo fi woon jeunesse non secrétaire national chargé des relations avec les jeunes la ma Wade jox waaw yàggoo ca de ma nekk coordinateur national des jeunesses wadis waaw léegi yàggoo ca de ba léegi nii si laa ne waaw mais dépassé naa nag âge jeune dépassé naa ko bu yàgg depuis 5 ans et tout tu comprends dépassé naa ko depuis 5 ans et tout mais ba léegi nii maa ko yor soxna si man du ma war moo tax toog ak man sax naan ma ay bokk gis si nangam kooku saaga ma la yëpp ma la sax yëpp ma weesu nga jàkka non xam nga ay noon lu ne la ñuy wax man sama amitié ak Pape Diop man Massaly pare naa si loolu man pare naa si loolu sànq ci sa wax yaa ngi doon wax ne Thione Seck sa woykat la nga bëgg ko ironie di sor xaw ma tombé wala ay gaf mu ñëw fekk si la Rebeuss ngeen bokk chambre bi nga ko njëkkee gis ban yëg-yëg nga am dafa ñëw ne ma nit ku gëm yàlla ngi noonu nit ku nangu nattu daf ma ne Massaly comme man grand bi lu ne la may wax man daf ma yeb man suma xarit la mu ne ma ay mbiru yàlla kenn xamu ko ma ne ko sant yàlla rek maa ngi yor sama course di wér di muy wax ak man mu ne ma kon da ngay wér ma ne ko fii boo wérdul fii yàllaa fi ne de keneen ku dul suñu borom nekk fi mu ne ma musuma xalaat sama àdduna tey dinaa dajeeg yow Rebeuss gii si taatu mango gi ñuy toog di waxtaan ak âge bu ma am 60 ans bi ma am ku ma ko woon sama àdduna du ma ko gëm natt fu nekk lay ñëwee te maa ngi koy ñaanal yàlla moom ak ñi ma bokkaloon chambre 14 bi ma njëkk a jaar chambre 35 bi Ablaye Wade nekkoon ak ñoom Dansokho ak ñoom Landing Savané ak yëpp ak 43 bi nga xamante ne falaa mujjee suñu borom jëlee ma fa maa ngi leen di ñaanal yàlla ñoom ñëpp yàlla teggi leen natt bi waaw mais bu ñu génnee may ñaan yàlla it sama frère Johnny Ba suñu borom taxawu ko ba teggil ko natt bi may ñaan Ablaye Daouda Diallo mu teggi plainte ngir mu génn bu ñu génnee ci wax jooju affaire Thione Seck bi mu
ñëwee ba léegi histoire faux billet nag daf fi ne xuus ci dëkk bi ndax yàggul bërki dem rek ñu for ay billet faux billet yoo xamante ne ci autoroute bi la mu mel ni faux billet fi mu toll nii nag dafay circuler ci biir Sénégal ak suñu koom-koomu réew ndax loolu du ñu faagaagal. loolu day man wóoruma. lan wóoru la. soxna si man nag lu ma wóoru du ma ko wax mukk. faux billet yi ngay dégg ci dëkk bi nag. bi ma koy dégg noonu laa ko déggee comme ni ngeen ko déggee yéen ñëpp. waaw mais bu ni muy circuler loolu loo ci mën a xam. mais da ngay xool lan mooy indi loolu jafe-jafe réew mi koy indi. léegi nit ñi dañuy agressé nit ñi léegi en plein jour gis ngeen ko jàng ngeen ko Ndeye Fatou chaque jour ngeen gis ko ay nit di agressé guddi ak bëccëg gis nga ko sa morom gis na ko parce que réew kenn du ko yore nii réew kenn du ko yore ku yëngu nga tëj ci kaso bi réew kenn du ko yore si ay bien traque des biens mal acquis réew kenn du ko yore si ay verrou des portes ak di tëj buntu yi di tëj robinet xaalis bi boo ko defee nit ñi bu ñu yoratulee lu ñu nekk noo def ñu créer ay faux billets pour dund. kon coono moo tax faux billet am ñoo def ñuy agressé ñoo def ñuy agressé man coon maa di que dañ ko nax dañ ko liggéey yeew ko def ko luñ ko def man il ma laa di man suma gannaaw la te li ma wax gëm naa ko. waa coowal ak SDE mi coupé ndox mi coowal Senelec Pape Dieng mi yu dàq 600 agents ñooñu wër fu ne ci réew mi di ko coow. te moo tax ma ne la munoo ne da ngay créer ay emploi pare di dàq ay emploi munul nekk xam nga réew mi lu fi nekk bëri na faw ñu wax ko munoo ne da ngay créer ay emploi ba pare di dàq nit ñi c'est anormal mais benn côté yàlla it atte na ñenn ñi ak Ablaye Wade. ñenn mais ñi faral ñi fi teg mag yi ba ñuy mbugal parce que mbugal man dama jàppoon ne jeex na fi depuis jamonoy maam dama jàpp ne mbugal ku ñuy mbugal mooy ku dee ba dem safara mais mënoo dund aussi nekk si àdduna yaakaar ki fi nekk nga teg ko fi pour prôner le changement mbugal di continuer loolu mënta ne ñun dañuy yore nguur gi faux billet ni muy traîner actuellement si réew mi mais amul woon mati Ndeye Fatou foog ñu nangu wax dëgg problème yi am yépp tey si réew mi am Senelec am magistrature am partout nit ñi nekk si ay jafe-jafe musula am si réew mi ñu bëgg ko ñu bañ ko musu fee am réew nag boo demee ba nit ñi di agressé en plein jour nit ñi di sàcc nit ñi di tamante dëmm nit ñi di créer ay faux billets war nga toogaat xool sa gouvernement xoolaat dëkk bi lu fi dox ak lu fi doxul ñu jëm ko soppi ngir réew mi naat nit ñi nekkaat si jàmm. maa ngi lay sant di la gërëm Mouhamed Lamine Massaly may fàttali ne ci comité directeur bu PDS nga bokk waaye itam di responsable ci Thiès nga recevoir ñu ci Thiès fii sa dëkk gannaaw ba nga génnee ci kaso bi. gannaaw bi ma la santé gërëm groupe Walfadjri qui informe juste et vrai parce que xarañu Sidi Lamine ak liggéeyam ñu bëgg ko ñu bañ ko mu ngi koy doxal normalement. te may ñaan sénégalais yi bépp sénégalais buy xeex pour l'injustice maa ngi koy ñaan ñu def ay quête Sidy Lamine waratu la fay ay employés am sénégalais yee ko war di fay sénégalais yi ñoo war a fay ay courant am ak i ndoxam parce que lu muy liggéey pour Sénégal la li muy liggéey pour jàmmi réew mi la lu muy liggéey pour askan bi la may ñaan sénégalais yi na Sidy Lamine ma koy ñaan na ubbi benn kees bàyyi ko Walfadjri bu ko defee bu def annonce bi waaye bu nekk lu mu am nekk Sénégal te Sénégal soxal ko dana def participation ngir gën a suqali groupe Walfadjri parce que am na ñuy jóg pour faagaagal ko te suñu combat la war a doon bu weesoo loolu maa ngi gërëm mes avocats tous mes avocats su ma limee danaa juum maa ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm suma goro di sama mag bokkoon si ñu ma doon défendre xarañ si pas-pasam ak dëgër laayam muy Maître Demba Ciré Bathily di remercier Maître Madické Niang di ñaanal yàlla suma mag suma xarit muy Maître Amadou Sall di ko ñaanal yàlla parce que si ñu ma njëkkoon doon défendre la bokk te jour bi ñu koy arrêté jour boobu la ma ñëw seet si suba bi may tooñ si ngoon gi yàlla teg ko natt maa ngi ñaan yàlla teggil ko maa ngi ñaan yàlla suñu borom di gërëm suma xarit di sama sëriñ muy Cheikh Ahmadou Bara Dolly Mbacké ci taxawaayam ak xaritom suma diggante ak moom antal di gërëm it mention spéciale à mon épouse sama jabar Ndeye Rokhaya Bathily maa ngi koy gërëm di ko sant ñëpp xam nañ ñu kaso mel ni tàngooru kaso mel rang di yóbbu aj di yóbbu reer doo tardé parfois nga buuxante beeg yëpp maa ngi koy gërëm di ko sant di gërëm sumay goro
di santit di gërëm suma yaay sumay mag ak sumay rak ñi ma bokkal ndey ak baay ak waa parti démocratique sénégalais seen taxawaay ak seen cofeel gi ñu am si man rawatina ak le frère secrétaire général national du parti muy maître Abdoulaye Wade ak ñëpp sumay xarit ak samay soppee sumay jigéen samay góor yeeg yëpp maa ngi leen di gërëm mbokk yi doon seetaan ak déglu ci teewlu bi may sant di gërëm bu baax Papis Mbaye ku baax mi nga xam ne moo yor wàllu technique bi di yor tamit wàllum logistique bi di sant di gërëm Aline Monteur Ndiaye waaye duñu fàtte oustaz Assane Diouf ci réalisation bi Abindour Aminta Mbaye madame Mbaye ci maquillage bi mbokk yi jàngeen jëf jox leen rendez-vous beneen ayubés ci beneen émission sortie incha allah